tey dañoo ñëw distribuer masque yi pour ñun ñëpp en tant que ndaw mbas mi bàyyul kenn muy xale muy mag muy jigéen muy góor kon ñun en tant que citoyen ban taxawaay lañ war a am pour ñu xeex. instant bii nii waaw damay wax ak ñëpp quoi seen yi nekk jawbe yëpp waaw kenn ku ne yow yaa mën a respecté sa bopp waaw balaa ñu lay respecté voilà. waaw nañu respecté masque yi yaa ma gën a xam boo amul sel tamit tam nga respecté masque yi quoi boo respecté masque yi rek boobaa kenn du la yab boo gisee nit ñi di yab nit ñi si ñoom la parce que boo waree takk masque takkoo masque nga gis di daw di dugg fii di laqatu loolu lépp yablu sa bopp la man daal li may wax mooy ne ñëpp takk masque yi rek ok voilà noonu la fay demee saa su ne kon tey dañoo ànd ak waa Orange ñu ànd ak entreprise bi ñu naan Iwakili Group di fas yéene def un peu le tour des gares routières dem ci garage Kolda garage Guinée Dakar comme ça ñu mën a gis ay ñoo xam ne vraiment amuñu masque te à chaque fois gendarme di ñëw ñiy daw gendarme yi te tey objectif nit ñi lan lañ war a doon mooy nit ki bul gis gendarme nga daw ko ngir amoo masque mais da ngay def masque ngir nga aar sa bopp aarale sa morom yi kon su ko defee dañuy wéyal rek ci distribution masque yi que toujours nous sommes au niveau de la gare routière de Kolda. Iwakili Group yaadi e réseau Orange hiɓe senda masque ji ɗin pour ko yimɓeɓe wawa dandaje nguɗo ñaw premièrement en tant que citoyen ko hondu wawataɓe haalande? ɓe respecta maxiji ɗi comme Iwakili heeɓi opportunité hokkirgol maxiji ɗi ɓe waɗa gel alcoolique e vraiment min weltima e golle moɗon ɗe canŋi weyɗi mais en tout cas corona ono woodi dans le monde surtout Sénégal e ko wawre tan wonde no yimɓeɓe dento wona no wi ñawɗum ala ñawɗum ko ñaw goɗɗum dans le tout surtout enen ɗo dans les communes Diawɓe Kabendou vraiment on bakkilima ɗo komi tori kono natto e konji he yaade quartier ji sendon maxiji ɗi ha ɗo Allah waɗi haadi yo vraiment taw bakkilima. Dieynaba hande oɗo association manam groupe Iwakili no yaadi e oɗo réseau Orange hiɓe waɗa distribution masque et association Ponti hiɓe waɗa distribution masque joni an en tant que femme responsable ko hondu wawata haalande oɗo geste? Hana geste waɗi geste moƴƴo vraiment Wakkili ke buy wona seeɗa yalla yoɓɓo par ce que ñaw on no heewi ni o wattu so hari ha ono heeɓi on idée waɗugol ɗi affaire ji vraiment yimɓeɓe no duwano ko ɗum tan min heeɓi hen komin haala yalla dawndu e ñaw on noon on Wakkili ke buy wona seeɗa Iwakili moom minen yiyama wona ɗo tan noon ɓe woni haarude yalla na o yawru o yeeso on jarama on Wakkili ke buy. Initiative bu baax la nag parce que instant bi nii fu ñu toll nii feebar bi sonal na ñëpp te nii rek lañu mën a def pour ñu génn si quoi ñu jàppalante di raxas loxo yi takk masque yi di respecter distanciation sociale yi. man maa ngi tudd Sidi René Traoré may infirmier chef de poste bu Diawbe vraiment initiative bi nii dañ koy saluer rek di leen di jaajëfal di leen di gërëm si activité yu ngeen di mëne nii si jamonoy pandémie bu ñu nekk nii muy feebaru coronavirus lépp lu ñu si mën a aar rek mooy respecter mesures barrières yi. te si loolu ngeen di dox avec la distribution de masques et gel vraiment acte bu rafet la te di ñaax gars yi rek ñu ñëw vacciné wu xam ni vaccin yi disponible na te vraiment y a rien à craindre chaque fois ñu ngi ci sensibilisation boobu match de foot bi sax avec Wakili Group ak en collaboration avec la Sonatel va être une occasion. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di nuyu ñu fi teew ñëpp. en partenariat ak waa Iwakili Group Sonatel Vélingara ak ASC Ponti ci initiative bu rafet bi ñu def tey vu que fi situation pandémie bi toll tey amul leen lu ñu def lu ñu ni tey dañuy xëy sensibiliser nit ñi ci ñu takk masque dem vacciner wu aussi parce que gis nañ ni feebar bi ba léegi jusqu'à présent am na ñoo xam ne gëmaguñ loolu noonu te buñ xoolee dernier moment yi ravage bi muy def xaw naa doy waa trop kon mënuñu lu dul tey jii ñu ñëw sensibiliser nit ñi à ce que ñu dem ci poste de santé yi dem vacciner wu ji di takk masque yi di jéem a respecter gestes barrières yi parce que loolu rek moo ñu ci mën a dimbali quoi parce que bu ñu xoolee tey ji feebar bi bàyyiwul kenn bàyyiwul baadoolo bi xamul ku dul baadoolo aussi boo xoolee sax pays yi naan ñoo gën a riche ñooñu la gën a sonal waaw kon dañ mënuñu lu dul ñaaxaat nit ñi ñu gën a fonk comme ni kër docteur bi lu ñuy digle ñu respecter loolu noonu quoi. waaw di woo waa Diawbe gépp nag suba ñu ngi leen woo ci grand terrain ñu ñëw parce que suba dañoo war a am ay gan ñoo xam dañuy ñëw ci dëkk bi waaw kon dañ leen woo
te li tax nit ñi ñi gan ñi li tax ñu respecté ñun ñoo ko war a mën a wane. kon suba ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw ñu accueillir suñu gan ñu ànd ak moom dem terrain gën a sensibiliser nit ñi ci feebar bi ñu fubal match bi ci jàmm. maa ngi tudd Salif Diaw tey maa ngi wax si turu Sonatel. si initiative boo xam ne yëkkati nañ ko donc doon ba benn jumelage boo xam ne sensibilisation la si wàllum loo xam ne actuellement nii mooy mbas boo xam ne moo wër si adduna bi yëpp. donc tey nag ñu ngi fii si Diaobé doon ay ndaw collaboration bi ñu ànd ak Iwakili groupe ak ASC Ponti donc di jumelé suba ak Sonatel bu Vélingara. donc sensibilisation bi nag tey commencé nañ ko def donc benn 48 heures la tey la ak suba donc tey jii donc joxe nañ 650 masques suba tamit bëgg nañ ko joxe. parce que tey Diaobé daanaka Afrique bi yëpp fii la ñuy daje chaque semaine 2 jours yi donc mbas mi mu ngi si dëkk bi nit ñi tamit ñu leen di ñaax bu ñuy toog si kër yi naan corona bi am na amul am na ñoo xam ne peut-être même bu fekkee dalu la mais dal na sa mbokk wala dal na sa xarit boo xam ne proche nga donc dañuy ñaan nit ñi du force mais nañuy dem si kër docteur yi surtout jéem a dem defi vaccin yi. suba incha allah en tant que représentant Sonatel bi fii suba 50 premières personnes yu nga xam ne dem nañ terrain ba avec taximan yi ku si nekk dinañ la may sim 50 premières personnes yi donc loolu la boo xam dañ koy lancé waale kuy ñëw na nga indaale sa carte d'identité boo ñëwee ñu identifier le puce bi ñu may la ko gratuitement. Commune Alpha Oumar Diallo wonde wolde e inde acteur ɓe culturel wonɓe Diaobé ɓen donc hande Iwakili service e Sonatel mo Diaobé e Ponti ɓe daari ɓe tawi tayele ɗe nduuɗi mayele ɗe nduuɗi docteur o ronki laptaneji ɗin tuuni donc ɓe ƴetti initiative ɗaɓɓugol propre moyen ji maɓɓe ƴetta ɗaɓɓa max ji e gel ji okkitira e saare nden donc hande ko fierté jano heɓugol men ɓe sukaɓe ɗo e nder nde saare ɗo donc marɓe on idée ɗon donc miɗe tori kala citoyen jo arugol waɗa maximum o waɗa gel mum o ara kadi ka ɗumanni waɗa feere no vacciner o. C'est Conté Babacar, étudiant. Aujourd'hui, je suis fier de participer à cette journée de sensibilisation qui a été organisée par Ponti, Sonatel et Iwakili Group. C'est un plaisir de participer à cette journée, étant donné que c'est dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Comme nous le savons tous, la pandémie a pris une autre forme qu'on appelle Delta. Maintenant, c'est à nous aussi, encore une fois, de prendre des mesures pour lutter contre cette pandémie. C'est possible. On fait appel à tout le monde de venir prendre le vaccin. Le vaccin, c'est un vaccin à titre préventif. Il ne faut pas rester chez soi à dire que le vaccin ne peut pas lutter contre la pandémie ou bien quelle est l'importance de ce vaccin. Il faut venir se vacciner et faire vacciner les autres. Surtout, protégeons-nous et protégeons nos parents. C'est très intéressant. Et on se donne rendez-vous donné au grand terrain pour le match qui doit se dérouler entre les organisateurs de cette journée. Et encore une fois, merci beaucoup. Man la Seyni Kébé président directeur général groupe Iwakili di jaajëfal ñëpp ci initiative bi di xamal nit ñi initiative bi du ñi ko yëkkat du ñenn ñu dul ASC Ponti en rapport avec Iwakili groupe ci participation bu dëgër bu Sonatel bu Vélingara. li ko waral nag mooy li ñu waajal ñu ngi waajal benn match de gala ak waa Vélingara bi ñuy cumuler ak sensibilisation bu rëy ci li nga xamante moo jëm ci mbas mi di coronavirus te gis nañu arrivé variant Delta bi bàyyiwul xale bàyyiwul ndaw bàyyiwul jigéen bàyyiwul góor bàyyiwul liir gis nañ sax jigéen bi nga xamante ne dafa ëmb ay 6 mois 7 mois mais finalement dañ ko césarienne pour rek doom ci mën a mucc ci feebar bi te gis nañ tamit moo ngi lor depuis presque 1 mois ay dee ngay dégg ñun nag ñu ne léegi lan la ñuy def ba nit ñi gën a gëm nit ñi gën a sawar pour ñu xam ne mbas mi am na ñu ne déet il faut ñu dugg ci dëkk bi non seulement ñu sensibiliser nit ñi di joxe ay masques tey joxe nañu li mat 650 masques jetables
teg ci tamit ñuy jox ay gel ñuy laver suñu loxo yi képp ku ñu dajal ci parterre ci arène nationale 6 bi ñu ngi lay jox masque ñu ngi lay jox gel nga raxas sa loxo yi mais teg ci tamit tey journée bi moom mooy don de masque suba dañuy dajale li nga xamante moom mooy taxi moto pour ñu dem gàttandu suñu gan yi mais en même temps aussi dinañ joxewaat tamit li nga xam ne moom mooy taxi moto dinañ leen jox ay masque pour ñu sol ko mais terrain ba tamit dinañu wut ay masque ak ay gel képp kuy dugg terrain nga sol sa masque mais aussi nga laal sa loxo ak gel hydroalcoolique li ci gën a am solo mooy ñii ñëw ay gan lañu te ñoom dañ fi war a fekk lu am yoon mooy lan ñu fekk ñi leen di nekkal seen i njaati gi ñu fekk dañoo respecté li nga xam ne moom mooy xeexum coronavirus te coronavirus gis nañ ne xamul ku ñuul xamul ku weex xamul ndaw xamul mag ñoo ngi ñaax nit ñi vaccin disponible nañu fépp foo leen mënta dem ci poste de santé yi dem leen vaccin nag lu préventif la vaccin du li ngay jël tey nga wér ci déedéet vaccin dañu ne c'est à titre préventif tey bu par exemple dem nga ba nga am contact ak coronavirus bi day wàññi doole coronavirus mais aussi dina la dimbale yow mi ko contracté nga bañ a formuler li nga xam moom mooy cas grave loolu moo tax ñuy ñaan nit ñi na ngeen dem ci poste de santé yi dem jëli seen vaccin ndax vaccin bi à partir de 18 ans ñoo ngi ñaax ku nekk nga dem jëli nga am comorbidité wala nga ñàkk kaa am nga fexe dem jëli vaccin ni mu gën a gaawe ci hôpitaux yi li la gën a jege donc maa ngi leen di ñaan di leen jaajëfal initiative bi rafet na waa Ponti waa Iwakili groupe à Sonatel lii rek lañ mën a defal suñu dëkk pour ñu mën a dem ci ka ndax ci développement la bokk jërë ngeen jëf